mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di leen sant di am mbégte jàkkaarloog yéen fii ci 24 média ni ñu koy faral di defee daal di dikk ak yéen ci lépp loo xamante ni ñeel na actualité fii ci Sénégal waaye itam ci bitim réew ñuy sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonenteem bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax a baax ak ziar kilifa diine yi jox leen seen wàccuwaay ñaan sunu borom mi nga xamante ni moo leen jagleel ndono li may leen fan wu gudd ak wér ba lépp loo xamante ni naal nañ ko ngir liggéeyal ko diine bi sunu borom daal di leen ko yéwénal ba mu nekk loo xamante ni dana antu jur njëriñ bu am solo ci réew mi ñuy ziar bu baax a baax kilifa aada yi ci njiitu réew mi waaye itam képp koo xamante ni takk nga ndomb tànk fii ci réew mi ziar bu baax a baax suñuy internaute biir réew ak bitim réew rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo féete ci diaspora bi saa su ne dañ leen di beral loxo fii ci 24 média tànn ci ñenn ku ci mel ni Coro Sarr nekk foofu ci réewum France fàttewuñu ki nga xamante ni moom mooy Ngenaar Ñing ak ki nga xamante ni mooy Mama Doga Thiam ñoom ñëpp nekk bitim réew nekk ay jigéen ñu jàmbaare yoo xamante ni saa su ne ñu ngi bàyyi xel fii ci 24 média alors tey jii daañu wax ci li nga xamante ni moom mooy xëyu ndaw ñi nekk na loo xamante ni ay bëri na ay régime yoo xamante ni jaar nañu fi saa su ne defoon nañ ay dige yu tooy xepp waaye buñ ko xoolee ba ci biir li nga xamante ni dige woon nañ ko ngir def ko ci wàllu xëyu ndaw ñi furaas dallu xideen amul lenn ci loo xamante ni def nañ ko lu tax ñuy naan problème mu xëyu ndaw ñi daal dina féete boor tey ji nag dañuy daal di def focus daal di jéem a intéressé wu bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy politique jeunesse bi nga xamante ni njiitu réew mi président Macky Sall daal dina ko lancé depuis bi nga xamante ni ñëw na jël bopp réew mi ba fii ñuy wax politique emploi des jeunes bu régime Macky Sall buñ ko dee càmbar di ko xool bu baax a baax mun nañu wax ni échec am na ci pour la bonne et simple raison bu ñu toppee li nga xamante ni moom mooy ca commencement bi nga xamante ni président Macky Sall jël na réew mi en 2012 dige woon ne ci politique emploi ci mandat bi nga xamante ni moom lañ koy jox dana ci créer 500 000 emplois ñu dem jamono di dox ba à l'heure du bilan ñu gis ne lim bi nga xamante ni moom la joxe woon mataliwu ko loolu nekk échec bu njëkk ci li nga xamante ni moom mooy politique emploi en faveur des jeunes bu régime bu Macky Sall avant ñu koy may deuxième mandat dige woon na foofu ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye ne buñ ko falee pour un deuxième mandat dina créer 1 million d'emplois mu nekkoon loo xamante ne à l'époque ça avait fait jaser parce que ils étaient nombreux ñi nga xamante ne jàppoon nañ ne yow déjà 500 000 emplois yi nga xam ne digg woon nga ko dans le premier mandat réalisé woo ko ñoom amoon nañ de sérieux doutes sur en tout cas promesse boobu nga xamante ni njiitu réew mi defoon na ko ngir wax ni dana créer 1 million d'emplois bu fekkente ni may nañ ko un deuxième mandat bu fi ñuy wax ñi loolu mel na ni lépp fa la jógee daal di tàbbi géej ndax li ko waral du lenn lu dul bu ñu fàttali ko li nga xamante ni moom mooy les émeutes de mars mu nekk atu yàlla tey nga xamante ni bari woon na ay ndaw yoo xamante ni génnoon nañu ngir manifester li nga xamante ni moom mooy seen ñàkk ànd ak ni nga xamante ni noonu la ñu yore réew mi rawatina noonu lañ li nga xamante noonu la ñuy doxalee li nga xamante ni moom mooy politique emploi en faveur des jeunes mu nekkoon ay moments yu sombre ay moments yu difficile ay moments yoo xamante ni jusqu'à présent Sénégal du ko fàtte te gëm naa ni duñ ko gaaw a fàtte ndax ñu bëri jàpp nañ ne le mois de mars 2021 nekkoon na weer bi nga xamante ni ci la Sénégal dugg ci page bi gën a sombre ci histoire am mu nekkoon ay émeutes yu meurtrières nga xamante ne ay ndaw yoo xamante ni gisatuñu dara seen kanam lu dul song li nga xamante ni
moom la ñu jàpp ne moom moo tax ñu nekk ci situation bu précarité daal di songante ak li nga xamante ni moom mooy police yi takk der yi gendarmerie ñu bëri ci ñoom daal di am ay gaañu-gaañu fukk ak ñett ci ñoom daal di ñàkk seen bakkan jamono yi may àddu ngeen di teewlu ba léegi amul benn enquête boo xamante ni bu sérieuse boo xamante ni gouvernement bu Sénégal daal dina ko yëkkati ngir saytu wër ba xam ndaw ñooñu ana lan moom moo leen faat mu nekk loo xamante ni les organisations de la société civile ñi nga xamante ni ñu ngi xeex ngir àq ak yelleef doomu aadama ñëpp ils ont tiré la sonnette d'alarme pour qu'une enquête soit menée pour que ñu xam ana lan moo faat ñooñu nga xamante ni mooy fukki ndaw ak ñett yi ñàkk seen bakkan ci émeute mars yi bu ko defee justice mun a am famille yi ñu mun leen a dédommager waaye itam ñu mën a en tout cas def li nga xamante ni moom mooy seen deuil boobu ak léegi dara amu ci mu nekk loo xamante ni lu tiis la lu métti loo xamante ni njaboot yi nga xamante ni ñoom ñoo ci ñàkk seeni doom ñu ngi koy dund jamono yi may àddu ngeen di teewlu président de la république ba mu ci jógee daf leen waxoon ne comprendre naa leen dégg naa leen mu mel ni jàppoon nañ ne ci yooyu jamono njiit réew mi décrypté woon na message bi nga xamante ni ndaw ñi lancé woon nañ ko à travers ces émeutes waaye jamono di dox ba tey jii mën nañu wax ne njiit réew mi la mu waxoon ne comprendre na leen dégg na leen dafa mel ni message bi nga xamante ni xale yi ñu ngi ko doon yónnee dafa mel ni message boobu comprendre bu baax li nga xamante ni moom la ko xale yi wax. bi ñu jógee njiit réew mi woote na fi nga xamante ni moom mooy Diamniadio nekkoon ndaje bu am solo boo xamante ni fépp fu ndaw nekk ci département yëpp ci région yi yëpp fexe nañ kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo ëmb ndaw ñi daal di ñëw daje fi nga xamante ni moom mooy CICAD muy le centre international de conférence Abdou Diouf bi nga xamante ni moom moo nekk Diamniadio njiitu réew mi daal di mobiliser tout le gouvernement du Sénégal mobiliser les organisations de la société civile lépp loo xamante ni ay organisation nekk ci réew mi muy religieux yi muy ñi nga xamante ni ñoom ñooy les organisations de la société civile kuréel yépp yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ànd ak gouvernement bi daal di tase foofu nga xamante ni moom mooy CICAD ca Diamniadio ngir waxtaanee lépp loo xamante ni ñeel na xëyu ndaw ñi dégg nañ la ca tukkee ak engagement yi nga xamante ni président de la république ak gouvernement am jëloon nañ ko ngir yéwénal mécanisme de financement yi nga xamante ni moom mooy permettre jeunes yi ñu mun a am accès crédit waaye itam mun a financer li nga xamante ni moom mooy seeni projet ñu dem jamono di dox ba fi mu nekk nii gis nañu ne ba léegi dara doxul bi ci mujj mooy njiitu réew mi daal dina initier waat beneen concept di ko tuddee jokkoo ak ndaw ñi mu nekk concept boo xamante ne njiitu réew mi sans intermédiaire dafay jël li nga xamante ne moom mooy xarale yu yees yi ngir mën a waxtaan directement ak ñi nga xamante ni moom mooy ndaw ñi ñu waxtaan ci lépp loo xamante ne ay gàllankoor la li nga xamante ne moom mooy emploi des jeunes mënul sotti malgré effort yi nga xamante ni gouvernement bi ñu ngi koy def waaye seetlu nañ ni ci information yi nga xamante ne jot nañu ko concept boobu boo sàgganee li koy yàq mooy dañ koy def politique daal di ci raax ndax ñi nga xamante ne mooy ndaw ñi war a teew jàkkaarloog njiitu réew mi c'est des jeunes qui sont triés sur le volet mais également orateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo war a wax c'est des orateurs qui ont été déjà choisis triés sur le volet waaye itam ñu briefer leen sur le contenu de leur message bi nga xamante ni moom lañ war a wax njiitu réew mi mu nekk loo xamante ni dafay biaiser déjà li nga xamante ni moom mooy liñ cee xaar mu war cee tukkee mu nekk ngëneel loo xamante ni dana jàppale bu baax a baax ndaw ñi ngir ñu mun a am li nga xamante ni moom mooy seen xëy kon bu ñu gisee loolu yëpp nga xamante ni président de la république jéem na ko sans parler njiitu réew mi teg na fi ay kuréel yu bari yoo xamante ni dañuy saytu waaye itam di fexe lal ay pexe ngir lépp loo xamante ni xëyu ndaw ñi la ñu
ñu gën koo baral ngir ndaw ñi mën a jot ci xëy yooyu mën a en tout cas gis seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy politique gu emploi des jeunes bi nga xamante ni état bu Sénégal en tout cas mu ngi koy doxal ci kuréel yooyu mun nañ ci lim li nga xamante ne moom mooy DER ki nga xamante ne moom moo nekkoon Pape Amadou Sarr jiite woon ko te ñu daal di ko fa jëlee. waaye itam président de la République am na ministère boo xamante ni un ministère qui est dédié à la jeunesse. mu te nee na Fatoumata Tall jiite ko nekk ministre boo xamante ne bari na tey jii ay sénégalais yoo xamante ni boo leen laajoon kan moom ministre de la jeunesse duñ la wax moom mooy kan donc mu mel ni mu nekk ministre boo xamante ne daanaka elle est aux abonnés absents parce que du lenn loo xamante ne dañ koy dégg mu koy yëkkati wala mu koy nas ngir jëmale li nga xamante ne mooy emploi des jeunes wala bokk ngir jëmale ko ci wàllu jeunes yi ñeel li nga xamante ni moom mooy seen nekkin ci réew mi ndax ñu mën a gis seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy politique jeunesse ci Sénégal. am na itam li nga xamante ni moom mooy ANPEJ muy agence nationale boo xamante ni pour l'emploi des jeunes nga xamante ne dañ ko fi teg ngir moom itam muy saytu lépp loo xamante ne ay pexe la di financer ndaw ñi ay pexe la ngir fexe ba ndaw ñi mun a am xëy daal di gis seen bopp ci li nga xamante ne moom mooy politique emploi des jeunes fii ci réew mi. bu ñu fàtte itam Sénégal initié na li nga xamante ne moom mooy ay domaines agricoles communautaires mu nekk ay tool yu mag yoo xamante ni état daf ci def ay moyens former ay jeunes dajale leen fa donc gunge leen ngir ñu mun a bay mun cee jëlee loo xamante ni dinañ ci mun a en tout cas gis seen bopp bu baax a baax ngir mun a wax ne li nga xamante ni moom mooy politique gu état fii ci Sénégal ñoom gis nañ seen waaye loolu yëpp malgré loolu yëpp gis nañ ne doxul mu mel ni ñaar moo ci mën a nekk soit ñi nga xamante ne ñoom la ñu jox kuréel yooyu ngir ñu doxal ko ñoom matewuñ ko ndax suñ ko mate woon tey jii njiitu réew mi du bàyyi lépp daal di ñëwal boppam soob ay loxoom ci biir ngir mën a wax ak ndaw ñi directement sans intermédiaire kon mu mel ni kuréel yooyu yëpp ak milliards yi nga xamante ni kuréel yooyu dugal nañ ko ci biir ngir emploi des jeunes amul ci lenn loo xamante ne tukkee na ci lu mun a satisfaisant ba tax njiitu réew mi jàpp ne dëgg-dëgg la politique de l'État réussir na waaye itam ndaw ñi nga xamante ni kuréel yooyu ñoom ñoo tax ñu jóg du lenn loo xamante ne lu positif lu tukkee na ci ba mën a satisfaire ndaw ñi ba li nga xamante ne moom mooy politique emploi bu Sénégal ñu mën a wax ne en tout cas politique baa ngi mu ngi dox bu baax a baax kon ñu mën a wax ne lii nga xamante ne moom mooy politique jeunesse bu état bu Sénégal daanaka mën nañ ne dafa lajj te concept bu bees bi président daal di yëkkati ñëpp jàpp nañ ne populisme la ndax comme élection législative yi ñu ngi dëgmal donc c'est une façon encore de ferrer les jeunes gën leen a ndax ngir li nga xamante ni moom mooy coalition Benno Bokk Yaakaar mën a génn ci li nga xamante ne mooy élection yi nga xamante moom lañ jëm ndax xam nañ ne élection locale yi won nañ leen ne bari na ay ndaw ñoo xamante ne tey jii won nañ leen gannaaw te dara waralu ko lu dul politique bu bon boo xamante ni teg nañ ko jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy xëyu ndaw ñi mbokk yi li moo nekkoon li nga xamante ne moom lañu leen indiloon tey jii ci xëyu ndaw ñi ñu leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje beneen yoon fii ci 24 Média jërë ngeen jëf.